tey ji nag dañoo ñëw fii ci arène nationale bi nga xam ne aussi suñu moomeel la vraiment nga xam ne ni dimanche bi passé gis nañu fi lu ñaaw la nga xam ne ni aussi rafetlu wuñu ko et Sénégal yi yaakaar na te aussi kenn rafetlu wu ko loolu moo tax tey ñu jël suñuy bagage ñëw ànd ak yéen war a waxtaan ak ñi nga xam ne ni aussi ñoo ngi fi waaye tamit aussi war a waxtaan ak ñi nga xam ne aussi mooy fan si club waaye war a waxtaan tamit aussi mooy ñi nga xam ne aussi ñooy supporters yi loolu moo tax tey ñoo ngi fii ci arène nationale comme ni ma leen ko waxee rek Meissa Ndiaye mi nga xam ne aussi mooy premier vice président bu CNG mi ngi nii toog moom nag aussi tey dafa mën nañu sax dafay yore ñaari mbaxana parce que mën na fi représenter ministre sport muy Matar Ba waaye tamit aussi mën na fi représenter fii ñi nga xam ne aussi mooy waa CNG président Babou tamit aussi naka noonu mooy jiite kuréelu ménagères yi yëpp waaye tamit aussi bokk na ci CNG bi moom it aussi kon ñaari casquette la fi toog moo ko Malick ñi ngi tamit aussi ba ci ba léegi parce que nag lépp luy écrit fii bi ñu leen boolu ñëpp mu nekk benn association Malick ñi ngi mi mooy seen président nekk tamit aussi yore benn écrit boo xam ne tamit aussi ku mel ne suma xale boobu maa ngi koy nuyu tamit aussi bu baax a baax nga xam ne bu waxee wax jee am moo am solo fàtte naa ko mais xam naa Malick dina ma ko fàttali Modou Sarr bu xarañ loo mi ngi nii moom it nga xam ne aussi moo jiite fan si club yi nga xam ne aussi moo nekk Sénégal yëpp yu mudloo yi nga xam ne kooku mooy génération bu xarañ kon tey ji yaakaar naa lamb laa dalal fii nga xam ne aussi mooy arène nationale kon ñu war a waxtaanee li nga xam ne moo fi amoon dimanche bi président nuyuwaat naa la ginnaaw ma tamit aussi mu boole ko question bi rek ak li nga xam ne fee bi fi amoon dimanche bi passé. loolu ñëw participer ci émission bi tey ndax da di émission boo xam dafa ñëw à son heure ni mu ñëwee à son heure mooy liñ fi gis bëkki démb muy image yu doy waar muy image yu méttee xool muy image yoo xam ni jàppal nga ni yow li des ci sa dund waratuñ ko mën a gis fi jamono toll ak effort yi nit ñi def nga koy gis ci moment boo xam ni làmb dafa soxla lépp ba mu des loolu làmb dafa soxla dajale làmb dafa soxla ñu wane lu rafet li làmb dafa soxla nit ñi ñëwaat donc suñu amee image yooyu nga xam ni kenn nelawul kuy autorité kenn nelawul képp koo xam ni làmb rek moo la ñor su fi amee day metti te vraiment fu ñaaw yem fa la yëf yi nekke yi si war nag dinañ si dikkaat si kanam mais nañ jàpp daal ni yooyu CNG bi nga xam ni président Bira Sène moo ko jiite xar na tànk tuwéyam pour yu mel noonu dootu fi amati waxuma day gëj de mais dañ ni yu mel noonu vraiment politique bi ñu bëgg a jël dootu fi amati la incha allah daal dinañ jël matuwaay yi si war yëpp ba yu mel noonu bu soobee yàlla dootuñu ko gisati si arène nationale bi incha allah. di nuyu itam ñi nga xamante ni ñi ñoom laa bokkal plateau bi di ti jiital Meissa parce que Meissa moom boo ko nuyoo mel na ne nuyu nga Bira Sène boo nuyoo Bira Sène mel na ne nuyu nga le ministre des sports Matar boo nuyoo Matar nuyu nga président de la République di nuyu aussi ki nga xamante ni kii mën naa wax ne moom laa waroon a jiital muy le président Babou di sunu mag di sunu kilifa di ku nga xamante ni kii bu naan làmb moom wax fa dëgganteeg yàlla kenn waru ko mën a jéggi di nuyu itam Modou Sarr bi nga xamante ni bii moom mooy président wu fans club xarañ loo di nuyu nag ñi nga xamante ni ñii ñoom jiital muy waa ARELS l'association des écoles ak écuries de lutte xanaa kay damay wax ne rek jaxate moom laa jël teg ko ci loxo mu wasaare ko ci fépp di wax ne nag tey jii moom wax fa dëgganteeg yàlla bis la bu nga xamante ni bii dafa war a doon beneen tournant bu bees pour véritablement li nga xamante ni lii moom mooy làmb ji li nga xamante ni lii nag am na fi keroog man waxuma sax Sénégal mais yàlla dafa def ci veille bi ma woo sama benn xaritu ivoirien li ma gën a bëgg moom mooy foofu noonu fexeel ba làmb am nga yóbbu ma fa te xam naa ne dafa waroon a ñëw waaye kooku moom xam naa ne bu fekkente ni bi gis na image yi fi am yaakaar naa ñaaw yi ñuy gis Sénégal yëpp di ko gis dana xaw a metti trop lii nag képp kuy sénégalais képp kuy sportif même ci àdduna bi da nga koy ñaawlu xam naa ne fa président de la république toog fa ministre toog fa président Bira Sène toog
fa ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo jiite école ak écurie de lutte yi fa manager yi toog fa ku nga xamante ni kii amateur ngi toog keroog bi nga gisee image yi am nga lu la metti trop 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 mu war a doon nag lu nga xamante ni lii beneen façon moom la ñu taxawee ndaxte léegi rek maa ngi koy wax le président Maysa naan ko gestul nga xool turbine bi nga xamante ni bii moom mooy turbine officielle gisuñu fi benn jaal gisuñu fi dara lu fi yàqu fan la yàqu moom mooy fa fans club yi nekk fa supporters yi nekk fa nga xamante ni fii moom la sunu doom xale yi nekke foofu moom gën a yàq moo tax ma ni plus jamais ça lii moom waratu fee am lu tax waratu fee am moom mooy que ñun nag les présidents am nañu liggéey bu nga xamante ni bii war nañ ko def moo tax sax dinaa sànniwaale tuuti benn ministre parce que maa ngi ko dégg démb mu ne dinay woote mais ñi mi war a woo dëgg wax ak ñoom. acteurs principaux yi. moom mooy nag les présidents yi nga xamante ni yi ñoom ñoo yore école ak écurie de lutte yi waxtaan ak ñoom. président Modou Sarr tey fi ñu toll nii est-ce que jotul comme ni nga ko gisee Sénégal yëpp a gis ko loolu naa lay bàyyi ngay joxe ci sa réaction ba pare Modou Sarr. tey dem nañ ba nga xamante si ni bëri làmb yi mënatuñoo am benn arène boo xamante si ni buñ leen dem la pour bëri ji. kon suñu góorgóorloo ba tabaxal ñu arène nationale yëkkati ko teg ko ci ñuy loxo war nañoo xool nu ñu ko sàmmee ba lii nekk tey jii li ñu doon wax ñu ngi leen koy defal waaye suba ñu yàqate ko kon tey jii ñi ko doon wax dañuy am dëgg suñu kaw. ñu gën a moytu li nga xam ci ni mooy violence yi te xam ne mbëri ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax yaakaar naa ne lii ci sport lamb rek nga koy gis. amul beneen sport booy dem ci àdduna di ko ci gis muy football bi muy leneen ak leneen parce que tamit nag kon war nañoo nekk ay nit comme ni ñeneen ñi. boo njaay ñu ngi seetaan lu mel ni ay MMA tey fii nga seetaan tey ay taekwondo wala nga seetaan tey viet vodaaw dañuy bokk ci biir Maris Ndiaye biir ba compétition bi jeex man nekk ci sama saal kay nekk saal ñu bokk fu ñu toog te yaakaar naa ni xeex bu métti moo fay am mais doo yàgg ba dégg ko fa dépassé sa morom dañuy toog seetaan loolu lépp mu jeex ñu àndandoo ñibbi si kon ñi nga xamante ne ñu ngi topp ci ginnaaw leader yi muy mbëri nañu xoolaat seen bopp mbëri ci boppam xoolaat seen bopp parce que ni ma koy waxee à chaque fois communication donc da nga ciy def violence te ñoom mbëri ci seen biir am na ci communication yoo xam ne si nii ni nga koy déggee supporters yi topp seen ginnaaw di ko déggee noonu maanaam violence lay indi kon ñuy gën a xoolaat seen kàllaama te tamit gën a organisé wu comme ni waa génération xarañ organisé wu parce que club yëpp maa ngi leen di ñaan ñu gën a organisé wu doo bàyyi ba sa mbër war a bëri ji tey rek nga sol sa mbubu dem ànd ak moom mais da ngay liggéey wala ci semaine ba nga commencé def ay organisation yooyu loolu mooy fan club la voilà fan club la loolu erreur la mais ñun fan club bi nga xamante si mooy génération xarañ mooy boole ànd doole xarañ la ñuy béggee xarañ ci xol yi ak xarañ sans frontière ak xarañ famille ba Gàmbi amul lenn loo xamante si ni ci combat Modou loolu lu ñuy réeroo ci suñu diggante ñun ndax lépp at bi jeex dañuy renouveler suñuy carte membre chaque jour dimanche ñu ngi toog di réunion. mais léegi yow kon da nga bëgg maanaam ñi nga xam ne aussi ay fans club lañu ay wala ay supporters aussi ñu def na yéen ngeen nekk ay royukaay. waaw mais loolu lañ bëgg. parce que tamit loolu mooy li jàppale mbër mi loolu mooy jàppale làmb. parce que nit ki boo nee da nga koo bëgg topp ci ginnaaw waroo ko yàqal. bu fekkee ne da nga bëgg nit ki ànd ak moom ci sport bi mu nekk nga bëggaat sport bi boole ci. war ngaa xam ba sport bi taar mais waroo mukk def lu koy salteel kon sa bëgg-bëgg ci li nga nekk dafa des. ok ñun nay rafet daal loolu la ñu wax. nay rafet merci beaucoup Modou Sarr xam naa dinañ ñëwaat ci yow ma ñëwaat ci président Maysa Ndiaye moom it aussi muy ñaareelu tur bi. leen ñaax leen ba nga xam ne de tel comportement waruñu ko fi mën a gis. la preuve bu ñuy ñëw stade arène di seetaan si làmb bëri na si ñoo xam ne seen yëre bi ñu gën a fonk la ñuy génne sol ko mais doo jël nag sa yëre bi nga gën a fonk génne sol ko pour di dem foo xam ni xeex la wala pour di dem foo xam ni violence la donc c'est parce que ñooñu di nekk autour ñooñoo comprendre gul l'esprit làmb jot na nag léegi ku si nekk secteur bi nga féete ak domaine bi nga féete ni nga ak degré de responsabilité bi nga am nga joué ko ba mu mat sëkk y a des messages forts yoo xam ni chaque responsable bu ko yoroon di ko mener autour de lui c'est sûr que violence bii ñu fi gis dootu fi amati mais lépp question de responsabilité question d'engagement la ak surtout de comportement mais nous sincèrement pour me répéter lamb mérité na plus que 30 mais président Babou kon bu ma déggee mel na tamit aussi
ñi nga xam ne ñoom la ñu yàlla boole muy suñuy jarbaat yi ak suñu doom bi est-ce que yar bi ñu waroon a def ci ñoom kon def nañ ko ba nga xam ne nii bu ñuy ñëw sax ci yenn milieux yi dem bay indaale ngànnaay parce que koroog man gis naa ci xale boo xam ne ni paaka la yoree loolu gis nañ ko loolu ne gis nañ ko ci ma yaakaar ne kon loolu man ba léegi dama ciy gën a insister parce que est-ce que kon ñun mérité wuñu pour ñu jox ñu li nga xam ne aussi bijou bii ñu am muy problème mu 32 milliards est-ce que ñun mérité nañu loolu Babou. bu jël amee bu jël amul dañuy waxtaanaat bu ñu ñëwee ànd ak jàmm ak salaam mais lii amateur du ko def koo xam ne si bëgg nga làmb doo def lii koo xam ne nag booy ba nga bëgg ca koñ ba war nañu dem wax ak booy bi. ñiy def nii boo leen xoolee du ñu sol sax yére dañuy summi te mbër ma la ñuy summi takk ko seen ndigg. bu nu jëlee en tout cas keroog li nga xamante ni lii moom la président yi def normalement làmb waratula am problème parce que muy supporter muy fans club muy mbër sax waratuñu am problème mais keroog ñun président yi dañ leen wàccee fii ñu ñëw ñaari président yuy bëre mais dañ leen wàccee fii ci digg arène bi ñu joxante loxo nuyonte mais noonu nit joxante loxo nuyonte man yaakaar naa ne noonu moom la war a mën a amee ba ci suuf loolu nag ma nga commencé woon ba nga xamante bii dañ daan jël les managers avant le combat boole leen ñu waxtaan te dara du yëngu ñu joxante loxo buñ ci jógee mbër mi aussi ci face to face yi ñu fexe ba defar ko nga xamante ni bii du am kii mais loolu itam dama leen di interpeller yéen yi nga xamante ni ñii yéen aussi yéen ay les journalistes Modou wax na ko léegi léeg-léeg kii inciter la violence moom mooy ki nga xamante ni kii léeg-léeg mu wax loo itam mbër mi lu nga xamante ni lii mooy pousser vraiment supporter bi wala fans club bi wala ki nga xamante ni ki mooy amateur mu yore un certain comportement maanaam day jóge ca waxin ba day jóge ca kàllaama ga dem ci loxo yi dem ci leneen donc man li may wax moom mooy que fii buñ ñu ko tabaxalee muy lu nga xamante ni lii 32 milliards la effectivement dañ ko war a mériter mais ku gis keroog li am moom mooy que dañu jël ay xale yu nga xamante ni yi xëy na xamuñu am lu leen entraîner parce que boo xoolee ba ci biir effet d'entraînement la ñan ñoo ko njëkkee mais man naka laa mën a daane bëre daan di dammi chaise moom la président Maysa wax léegi kenn mënu ko expliquer man ma bëre sama mbër daan may damm ay chaise sama mbër daanu may dammi chaise sama mbër daanaat may dammaat ay chaise ci lu nga xamante ni lii ëllëg may ma Gaston ci lu nga xamante ni lii ëllëg yow ci sa wàllu bopp yow yaa fay bëgg di toog président de la république at ñi nga xamante ni lii sénégalais yi lañu ñëw ne ñun day làmb gis nañ ne affaire noble la parce que affaire noble la mbër yi dañ leen fay alal bu bari ñu dem tabax ci kër yu rafet di tëdd ci lal yu nooy di toog ci chaise yu nooy man tey jii sama président de la république wala boog nga xamante ni ñi ñoom ñooy autorités yi ne ñii day lii ñu gis ñu tàmbale léegi mooy saawaay yow ñi nekk ci alentouru làmb muy amateur ba day solu ba rafet ñëw toog bu paree fa muy tëdd ci biir këram mu doon lu rafet mais mu ne léegi man dootuma leen toogloo ci ay banc ay chaise yu baax moom laa leen di toogee te bu njëkk dañ daan def fa nga xamante ni fii moom la autorité yi di toog foofu moom la ñuy def ay chaise tey ñu ne nanu wërale stade bi yëpp at ay chaise waaw man ma ñëw bokk ci benn événement ñu koy def aw ma lenn lu dul def lu may def lu dul fan ma war a teg muy ay chaise yu rafet ma ñëw damm ko mais ñooñu war nañ xoolaat seen bopp gis nga fii Gaston man waxatuma autorité yi mais ñun les présidents dan du nangooti kenn di ñëw toogati fii di ko yàq xam nga mbër mi nga xamante ni bii tey jii moom la ñu daan tëdd fii di jooy santul supporter bi nga xamante ni bii ou fans club bi fi toog bi fi ñëwoon keroog di damm ay chaise déedéet man mi nga xamante ni bii président la président bi nga xamante ni bii moom moo yore mbër mi santul nit toog fële di damm ay chaise manager bi santu ko waa CNG santuñu ko te ki ko defar itam santaane wu ko léegi yar bi fan la war a doon xam nga yar bi xam nga fan la nag dama lay wax moom mooy jéem a fexe waxtaan ak xale yi. danañ ci ñëw
loolu danañ ci comme da nga ñëw ciy Malick ñëw toujours maa ngi xaar. loolu danañ ci ñëw président Modou yaakaar naa nag xam naa point boobu sax la ñuy tëjee waate première ponk bi ñu ñëwaat nag aussi ci deuxième bi ba léegi rek gars yi souvent sax duñuy jaawale fan si club ak supporter ah ak amateur waaw lan mooy différence bi dafa nekk loo xamante si nii mais nag li am fii tey nga xam ne nii tey image yëpp ñoo ngi koy gis nii nga xam ne tey li amoon fii yëpp ci dimanche bi passé nga xam ne aussi lépp gars yi waxuñu kenn mais fan si club yi rek la ñu wax waaw mais fan si club yi la ñuy wax parce que mooy li ma wax dama ne làmb dafa am maanaam ci biir làmb dafa am ay parti comme ni ma la ko mën a expliquer supporter dafa am ci làmb fan si club am ci làmb al toppe am ci làmb al toppe mooy kiy toppe ba ci buntu ba mu yam ca buntu ba taxaw yor ay xeeram yor ay bitéelam comme ni ma la ko waxee maanaam di gens xaar na gars yi génn mu dagg seen i poche dem yoon kooku mooy al toppe ci làmb kooku mooy ñuy sant saa rek yooyu supporter bi mooy ki nga xamante si nii mbër mi xañ na moom daf koy ñor day daan mbër mi am tour mu dégg mbër mi ngi daan rek mu ànd ak moom bu mbër mi daanoo sax bu subaa mu bàyyi ko kooku supporter la mais fan si club dafay nekk loo xamante si ni moom fii mu koy jàpp ni moom mbër mi moom ba muy tekki njëm xam nga ñun lii waaw moo tax tey ñu ñëw créer suñu rond central waaw dëgg la ñëw ci arène nationale bi waaw bon peut-être kon tey jii lii ñu gars yi def xam la dafa metti ci Sénégal yëpp waaw mais waaye tamit aussi metti ci ñi nga xam ne nii parce que xam nga les 32 milliards du ay caaxaan loo xam ne tamit aussi wut dañ ko plus de 40 ans 50 ans amuñu ko kon yaakaar na tamit aussi tey buñ ñëwee buñ fii duñ ko war a téye suñu fukki loxo ak juróom parce que aw ma droit cité beneen fan si club bu jàmbur moo tax may cité génération d'accord jiite fan si club bu Modou Lo dëgg la tey suñu ni woon problème bi am génération xarañ moo ko def su ma leen ne andil leen ma image su ngeen ma ko ma leen ne diw mee dama leen naa dem leen këram a nga fee jàpp leen ko su ko police doon seet tey su ñëwee su ma jàppee moo wol leen ci nekk nit ñi nii la organisation boobu nag pour mu am ci làmb mooy mbër yi ñooy delluwaat waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo topp ci ñoom ñu jiital ñu jox leen la ñu moom ñoom ñu liggéey ca la ñu moom buñ ñëwee ci làmb ji lépp rafet mooy comme ni ma la ko waxee mais tant que liggéeyuñu ci loolu dañuy jékki-jékki jël benn bolog jox ko mbër mi jaay bolog boobu mbaa nga ab autorité jëndal ko bolog bi ñu jël ko servi ko xale yi nekk ci koñ maanaam amuñuy nit yu tax mooy li ma la wax rek nga comprendre naa ñu ànd ak ñoom ñëw bu mbër mi daan ak mu daanu lañ yemale ñoom li leen neex mooy la làmb laaj daan naan gis nit ñi dinañ def yenn problème yi ci làmb su ñëwee nañ indi problème dëgg la mu jeex moom lañ fi gis dimanche yaakaar naa loolu am na solo Modou Sarr bu xarañ loo ñu dugg nag ci deuxième bi muy solution yi parce que nag gisaat nañu ci diggante Ama Baldé ak coow li ay passé nga xam ne aussi ci jàkkaarloo bi ñu war a ñëw fi nga xam ne aussi mooy arène nationale bi léegi kon comme combat bu ndaw moo fi am violence ni am fi jubluwaat ci combat yu mag yooyu kan nan lañu mën a fexee ba nga xam ne nii lu mel noonu ku ñëw ci làmb ji dina ñëw ba seetaan ba dem te du am problème waaye supporter bii ñëw tamit est-ce que lii nga xam ne mooy suñu siège yu rafet yii ñoom it aussi nan la ñuy mën a def bañ bàyyeel ñu ko fi mais vice président man loolu laa bëgg ñu ñëw nag aussi léegi ci solution yi parce que grand événement yaa ngi ñëw te grand événement yi bu ñëwee tamit aussi niñ ko war a gàttandoo loolu mooy laaj bi. waaw ñun yàlla dafa def au niveau du CNG avec le combat Eumeu Sène Lac de Guiers. moo nekkoon daanaka suñu premier grand événement CNG bu bees bi. biñ si génnee lañ njëkk a def ay jàngat avant même lii di xew. avant ok. def nañ suñu jàngat. xam ni. am na yenn ponk yoo xam ni foog ñu teg ko. buñ bëggee làmb ji gën a dem kanam. far lii ñëw. ñu gën a encore mën a ñawalaat loolu ñu tëraloon. mais loolu bëri na ay points yoo xam ni foog ñu jaar fa. benn bi mooy sensibiliser. ok. il faut ñu dem si li ñu tuddee sensibilisation. ku si nekk ñu yëgal la xamal la sa cër sa matuwaay fan la tàmbalee ak fan la yem. xam aussi. bala ngay sensibiliser foog nga xam. donc il faut ñu. lu am solo li ñu tuddee nu ma koy tuddee information. vers la bonne information. yëgal nit ki li mu war a xam fan la ko war a xamee ak nan la ko war a xamee. beneen bi am solo te encore mooy liñ naan chaque homme à sa place. bëri na làmb ñi ñu si yëngu yor casquette bu nekk naan man diw laa man diw laa man diw laa te malheureusement
responsabilité bi nekk si kaw diw wala beeg si casquette bi muy bi incarné joué wu ko pleinement doonu ci dara du si dara dëgg la. te ñooñu nag ñooy yee fitna wala ñooy bokk si ñu war a mën a indi fitna yooyu yëpp aussi CNG bi jël na disposition pour que ku nekk ñu delloo la place bi nga war a toog promoteur bi xam ni promoteur la dafa nekk pour promouvoir la lutte organisée ménager xam lan mooy rôlam ak lan mooy ay chartam yam fa les présidents d'écurie xam fan la ñu war a mën a taxawee ni ñu war a taxawee les amateurs xam nan la ñu war a mën a ñëwee si stade bi fan la ñu war a mën a toogee nan la ñu war a mën a comporter woo le lutteur ñëw xam ni bëre moo ko war ñu mu ñëw bëre et cetera donc composante lutte yëpp ku si nekk waxuma dañuy définiraat rôle yi déedéet waaye au moins dinañ repréciser waat les choses ba ku si nekk li nga xam li nga war a def nga def ko pendant que moom nga war mën a def donc defe naa daal yooyu yëpp buñ ko defee arsenal boobu yëpp et surtout nag am fulla ak fayda si li ñuy def effectivement vraiment je tiens à le répéter fulla ak fayda dara waru ñoo mën a yox-yoxee on appliquera la loi dans toute sa rigueur li mu laaj même bu ñu Sénégal gi yëpp waree mere dinañ ñu mere parce que li mu laaj dinañ ko si def Sénégal nag dañoo am habitude muñal ko wala masla wala làq-làqal non sincèrement on n'est plus dans ces dispositions dinañ liggéey lañ war a liggéey neexal ñi mérito ñu neexal leen waaye tamit daan ñi nga xam ni daan kese moo wax si ñoom defe naa daal bu ñu tëralee yooyu yëpp yàlla mën na def lii ñu jëm dinañ si dund si dans de très bonnes conditions et que lii yëpp doon de très mauvais souvenirs. Merci beaucoup Meissa Ndiaye merci beaucoup muy vice-président CNG de lutte avec frappe Babou yaakaar naa tey nag gis nga ko ñoo ngi ñëwaat ci li nga xam ne aussi mooy solution yi ñu bëgg rek dankaafu wala tamit aussi ñu prévoir ba nga xam ne ñu léegi si biir tey ci diggante Modou Lo ak nii bañ ñoo dal. waaw Pape da nga wax ba pare àtte sa bopp parce que combat bu ndaw la lii yàqoo te ñaari combat yu mag am na fi parce que combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers am na barki démb combat Lac de Guiers ak Boy Niang am na fi te lii amul kon affaire bi du affaire combat bu mag wala combat bu ndaw parce que li fi yàqu nii ci combat bu ndaw la yàqoo kon nañu xool nu ñu rafetalee affaire bi nu ñu xoolaat nu ñu àndandoo ba ñii nga xam ne ñooy combat yu ndaw yi ñu di dem di wax ak ñoom di leen wax lii la ak lii ak lii ak lii ñu bañ koo def mais ñaari combat yu mag ñaari événement am na fi te dara amu si kenn coowul kenn yuuxul bu Modou Lo exemple rek bu Modou Lo Ama Baldé bu Balla Gaye xaw ma na mu tuddati Bombardier yooyu yëpp combat yu mag la mais boo xoolee waaw mais fe naka jekk combat yi fee yi day wuute coow yi day wuute yàqu-yàqu yi da daan am mais bokkul ak lii nga xam ni boobu amuñu lii yàq-yàqu mosu fee jóg ci lamb. waaw d'accord naa moo tax nag léegi mais man bul loolu tax nag léegi boo nee combat Ama Baldé ak Modou Lo waaw combat yu mag daf fee am te yàqu-yàqu amul. man loolu foofu laa lay wax combat yu mag am na te yàqu-yàqu amul. waaw kon combat yu mag am na te yàqu-yàqu amul. nanu ñaan si combat yi nga xam ne moom la ñuy séentu muy Ama Baldé ak Modou Lo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu xool. bala ñuy agsi ci yooyu yu ndaw yi yàq ba pare ñu xool nu ñu leen defaree comme yu mag yi yàqaguñu nañu ñaan yàlla yu mag yi bu ñu yàq dara. parce que lii ñu gis kat yu ndaw yi ñoo ko yàq. boo déggoon tey ci yu mag yi la yàqoo. mënees naa wax sax làmb mën na faa doxe tëj mais lii ñun ñoo ko war a xool nu ñu ko defaree. waxtaan ak seen mais président waxtaan mais président yàqu-yàqu yi dimanche bi passé rek. waaw mais bii passé moo gën a fees. waaw kay mais du dimanche bi passé rek. looloo tax ñu tànk ko. boo xamoo man dama bëggoon bii passé moo président boo président xoolee fee combat yi wuute na. waaw d'accord mais dama bëgg rek. bon peut-être tey parce que am na leen loo xam ne xewoon na ci biti xëy na sax indi wuñu ko ci biir émission bi. xam nga yooyu mën a fàttaliku ba nga xam ne lii amoon fii daal mu bañ a amati à la définitivement mais lamb moom képp xam nañ ne cosaanam yàq ci la bokkoon lépp ci la bokkoon ainsi de suite. Pape ci loolu laa nekk. voilà xam nga ci bu ma la waxee ni la combat yu mag yi nga wax nii jaaraka jaratul tudd parce que nañu rafet njort ni combat yu mag yooyu bu ñu ñëwee day baax. waaw mais d'accord mais il faut ñu xam ne bu ñuy defar mais Babou non dama président dama bëgg ñëw wax nañuy fexe. ni ñuy fexe mooy moom ci laa jëm si ni ñuy fexe. voilà man loolu laa bëgg rek nga dugg ci. ni ñuy fexe mooy. tiital ñii
wan ni leen li ngeen nekk du dëgg wan ni leen li ngeen nekk rafetul ba nga xam ne ka daawul yàq gën a yokk defaram ki doon yàq bàyyi li mu doon yàq ñu xam ne ñii kat ñi ngi bàyyi li mu doon yàq ñu ànd ci ak ñoom mobilisé wu muy menacé bi muy CNG muy écurie ba ñun ñëpp ñu jóg waxtaan ak ñoom muy fans club ba ñu jóg ñuy waxtaan ak ñii yàqu-yàqu bi lii nga xam ne dafa commencé ci suuf ba àgg ca kaw ñun ñëpp ñu jàpp ci mu bañ a àgg ca kaw waaw kay ñëpp nañ ci jàpp muy journaliste bi muy CNG nga xam ne ñooy sunuy kilifa ñu jóg ànd ak ñun ñu laaj ñi ñu war a laaj parce que doo taseeg baabu rek ni ko lii nangam ak nangam kaa ñu defare lii baabu ànd ak yow jóg baabu mënu ca dara xamu ca dara da ngay xool koo xam ne si war na mën a defar lii mu nga ànd ci ak moom CNG ànd ci ak moom jiital ko ñu ànd dem defari ko mais boo jëlee baabu rek ni ko kaa ñu defari lee bu demee du fa defar dara day yokk musiba rek day yokk musiba yaakaar naa président Malick dégg nga ni ko président Babou waxee maanaam lan la ñu mën a fàggandiku ba lii am dootul amati. waaw Pape man yaakaar naa ne boo xoolee ba ci biir sax le débat un peu Maïssa campé na ko quoi par rapport aux solutions du lenn lu dut nañu fexe ba ku ci nekk ci ñun say responsabilité nga xam ko d'abord ñu jox la ko parce que bu fekkente ni bii liñ la dénk xamuloo ko moom mooy indi léeg-léeg yenn difficultés yi je crois que président Babou li mu wax léegi wax na dëgg parce que lu bëri daana am démb ak bërki démb mais gis nga moom je le prends à témoin le président Maïssa parce que Maïssa c'est quelqu'un bu nga xamante ni bii on reste pas une semaine sans pour autant que ñu wootante xam nga lan moo tax parce que day déglu effectivement Bira day déglu te ñoom ay nitu sport lañu ndaxte tàmbale wuñu ci lii mais gis nga texte mooy régir loo gis am na lu nga xamante ni lii am na fi du ma wax ñun président yëkkati micro yi tuuti rek ma ni dina am lu nga xamante ni lii ñun dinañ ko def parce que tey damay joxe benn exemple bu ndaw suñuy sanctionné ki def la ñu war a sanctionné wala ki deful moom la ñu war a sanctionné loolu ay texte ko régir la responsabilité de tout un chacun ku nga xamante ni kii yaa ngi ci làmb ji rek war nañu fexe ba xamal la ko loolu nag at àdduna ni muy doxee at làmb ji fa mu jëm te mu war a doon ëllëg lu nga xamante ni lii dafa war a participer ci développement wu Sénégal tey jii àdduna waratunu raw très souvent nga baal ma dinaa wax mbaytin dafa naan dañuy wax ba mu yàgg mu ne ma làmb dañoo raw ma ni ko déedéet du làmb moom moo ñu raw ñun mais àdduna moo xaw a raw un peu làmb ji ba tax na tey ji démb ak bërki démb benn télévision fi amoon daan doxal làmb muy tegu ci yoon tey jii téeméeri télévision am na fi loolu dafa am lu mu laaj li mu laaj moom mooy que CNG bi na def li mu war a def avec toute la rigueur ci fi mu ko war a teg mais ñun aussi ñi nga xamante ni ñun ñoo yore écurie yi ñu def li ñu war a def avec toute la rigueur manager yi def ko te ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñooy fan sa club yi Modou doon wax léegi en tout cas man bi may doog a jël sama écurie dama ne bëgguma fan sa club bu mbër mais dama bëgg fan sa club bu écurie bi nga xamante ni bii ëllëg suñu demee tey ba nga xamante ni bii tey mbër ma sax jóge na fa dana doon lu nga xamante ni lii tey dan naan kat écurie bi ci boppam day continuer di exister tey am na mbër yu bëri yu nga xamante ni yi tey jóge nañu ci écurie yooyu tas nañ bëgguma citer ay écurie lan moo ko waral c'est parce que dañ doon topp mbër te waratuñu topp mbër ku bëgg làmb dëgg da ngay topp écurie mais doo topp mbër may wax na rek solution yi ngay wax ni moom mooy tey waxoon naa ko sànq le ministre des sports man du ma wax ak moom xam nga lan moo tax du ma wax ak moom daf fi teg CNG bu ma amee lu may wax man CNG moom laa koy waxal ñoom ñu dox li ñu war a dox ministre bi aussi buy wax dama bëgg à partir de maintenant lépp lu muy defati lépp lu muy waxati au lieu muy jaar ci ay nit na jaar ci CNG woo ñooñu wax ak ñooñu
mais tey bu fekkente ni bii le ministre quelque part il appelle directement parce que wax nañ ko fi sànq boo xoolee ba ci biir tey man mënuma comprendre ministre bi bu waree wax ak directement un promoteur sans pour autant passer par le CNG du loolu day fragiliser ñi nga xamante ni ñii ñoom ñooy CNG bi mu fi teg na bàyyi CNG bi nañu doon doxale démb ak bërki démb ñu jël ko di ko doxale tey lépp lu muy def mu woo ñooñu aussi kii mais il faut aussi. mais loolu day bokk Malick li ngay wax nii dafay concernant li nga xam ne aussi mooy wàllu violence yi ba léegi. non mais bien sûr parce que tey bu fekkente ni bi man pour ma régler sama problème damay jéggi CNG. dem directement damay joxe rek benn exemple bu fekkonte ni bi tey ji pour régler sama problème damay jéggi le ministre dem seeti ji directement le ministre de la République le président de la République du moins mais loolu doon na lu nga xamante ni lii dafay indi un problème. ba loolu day indi problème bay ñëw ci biir stade yi. bien sûr fi nga xam ne nii aussi loolu. non bien sûr que da koy indi. ok dafa mel ne tey jii par exemple le CNG war a wax ak bureau amateur jéggi fi tey jii le président bi nga xamante ni bii moom mooy le président Babou dem di wax directement ak ñu nga xamante ni ñii peut-être dañu nekk ci leneen. gis nga. léegi loolu pour mu bañ a am. léegi lan mooy solution bi. solution bi moom mooy. waaw ku nekk ay responsabilités ñu joxe ko moom la Maysa jox moom la Maysa wax léegi. boo gisee aussi may ma rek. parce que c'est important. barki démb dama ànd ak moom. ñu war a régler ji problème mu écurie ñu dem ba ci biir moom ci boppam mu xamal ma ne ma lii du sama responsabilité. responsable écurie yi lañu. muy Grand Yoff mbooloo laaj ko ban fa demee. dan fa fekkoon problème bu rëy. mais problème boobu ñun dañ ko régler te ban ko régler tey jii boo demee Grand Yoff mbooloo fal nañu doxal nañu tey jii ña ngay doxal ca la ñu war a doxal mais bu fekkoonte ni bii moom dafa jógoon pour dem régler ji loolu directement bien que la responsabilité nag ñoom la mais tey mën nañ fa jëlee rëq-rëq mais Maysa dafa ne ma lii sa responsabilité la demal nga doxali ji ko ñu dem fa nag jëlee fa ndam biñ fa jógee looloo waral keroog ñu ñëw fii. jël les 2 présidents bu grand combat yi jël les 2 présidents wu kii nun koy waxatee spécial waaw mais léegi nag lan moo ci des maintenant. waaw léegi kon est-ce que jotul nag kon tey jii ngeen sens stratégie. non stratégie boobu baax na. xam nga lan moo tax baax na. xam nga lan moo tax stratégie boobu baax na. waaw ëllëg. du ñu yeman léegi ci président yi. kay ñaari managers yi. kon kay changé ngeen stratégie. waaw mais non du question change dañ koy renforcer. waaw d'accord dañ koy renforcer d'accord. bu fekkente ni bii par exemple mooy li ma doon wax léegi. mais combat Ama Baldé waxuma sax combat Ama Baldé pour rek kii parce que at Modou Lo mais combat Bombardier at kii. Balla Gaye at Balla Gaye. su bis boobaa. mais nanu jël ñaari président yu comité supporteru Rock Énergie ak Fallaye Baldé. wàccee leen fii. ñu toog waxtaan ak ñoom ñu wane leen jël ñaari président yi wane leen jël ñaari managers yi wane leen jël ñaari entraîneurs yi ñu accolaatonte avant le combat. voilà yooyu c'est des actes yu nga xamante ni attends dama lay xamal benn mbir nag. le CNG est en train de faire un travail bu nga xamante ni bi gis nga buñ ci pare xaaral ba mercredi de l'arène bi nga xamante ni bii tey jii ñoo ngi ciy dem ba nu gis fi nu jëm di nga gis lu nga xamante ni lii CNG. ñii ay nitu texte lañu mais am na ci lu nga xamante ni lii nag moom dinaa ko bind pour wane ne man aussi booy daan sama mbër. mais Malick bul ñëwagun foofu nag. waaw mais non waaw mais boo mooy dernier tour bi. waa léegi Malick boo mooy dernier tour bi may ma gas. non Malick ci solution yi moom lañ nekk. non man dama bëgg waaw solution rek laa bëggoon ñu dugg. solution yi nag léegi bu ñu ñëwee bu ñu paree nag après aussi ñu def. waaw léegi solution yi te solution yi yàgg nga ci trop te Modou Sarr tamit aussi. bon jox ko bon man ma wax man ma yàgg moom man ci dara man li may wax rek moom mooy lenn de. waaw mais li may wax daal mooy. waaw. responsabilité yi. waaw nan ko jox ñi nga xamante ni ñi ñoom ñooy ay responsable te former bu ñuy former le ministère. dafa war a aider les écoles ak écuries de lutte maanaam responsable yi ñu former leen. formation bi dafa war a dem ci président yi dafa war a dem ci secrétaire généraux yi dafa war a dem ci entraîneurs yi dafa war a dem ci managers yi dafa war a dem ci fans club. yow développement nga nekk mais amul problème président. waaw yaakaar naa dégg nga waxtaan bi. waaw parce que. Maysa wax na wax ji. maam Malick daanaka ni yeggale ne lépp parce que li mu doon wax nii rek parce que ci biir wax ji loolu tamit dañ ko ci doon xaar. parce que tamit kuy defar
à chaque fois rek da ngay xool nu mu gën a rafete te daanaka ni li mu wax nii lu rafet la ndax yaakaar naa ni ñi nga xamante si ni ñoom ñooy lutteurs yi ak ñi nga xam ni si ñoo leen encadré suñu demee ba nekk benn rek xanaa ñi nga xam si ñu ngi seen ginnaaw te nga xam ne ci ñoom la ñuy sooy dinañ xool ci ñoom tey yaakaar naa ne ku dem ni Balla Gaye ak Bombardier suñu demee dem ba war a wàcc war a bëri nga boole seen ñaari président fan si club ñu wàcc joxante loxo nga boole ñaari men seen bëri ñu joxante loxo yaakaar naa ñaari entraîneurs yi joxante loxo kon yaakaar naa ne jàmm làmb jooju jàmm rek moo ci war a mën a topp mais avant boobu tamit li ci war lépp nañ ko def parce que làmb daal dañ koy foyee. du fowukaay waaw du fowukaay comme ni ma koy waxee rek ndax dafa am loo xam ne si nii dafa nekk sécurité làmb bisi dafa wuute. foofu laa bëggoon nga yegg si nag bu baax wallaahi dafa wuute trop. parce que yaakaar naa ni Modou Lo ku am ginnaaw la. Ama Baldé ku am ginnaaw la. soo bëggee jël bisu Modou Lo yamale ko ak bisu Lac de Guiers numéro 2 wala bisu Eumeu Sène mënuñu bokkee. parce que tey dafa am loo xam ne dañuy baaxoo Pikine da koy wax ba fi ma nekk di ko liggéey dama koy dégg ci suñu benn mag maa ngi koy nuyu de passage muy Talla Ndiaye. su ma waxee mu ni yéen waa parcelle du ngeen nu yàpp ci côté làmb parce que Pikine moo jur parcelle. te dafay nekk ab dëkk maanaam gox bu fekkente ni ñoom ñëpp dañoo nekk benn milieu boo xam si dañ ciy bokk di kii dafay am loo xam si day nekk seen diggante. nee naa la koñ yi nga xamante si ni ñoom ñoo bokk ay nawetaan sax seen programme pour mu mën a egg dëgg-dëgg dafay am sécurité su ma laa làmb man daal li may ñaanaat promoteur yi nga xam ne ñoom ñoo seq làmb di ko ñaanaat ñi nga xam si tey jii ñooy ŋànk waa CNG bi dañu gën a bàyyiwaat xel làmb yi. làmb yan la ñuy gën a bàyyiwaat xel mooy làmb yi nga xamante si ni tey jii mooy làmb yi nga xamee ni bu ñuy wax naan ci latation bi di ëpp ku ci mel ni diggante am Modou Lo Ama Baldé dafa nekk làmb joo xam ne communication bi dafa commencé daw te ñi mu dawee dafay nekk loo xamante ni dafa doy waar signature bi nga xamante si ni tey moom la ñu wax ne ni barki démb dafa am dañu waxan tey ñetti nit lañ soxla fee ñetti nit lañ soxla fii mais demewul noonu tey kenn desul tey côté Pikine tey kenn desul tey côté Parcelles yàlla moo ci suñu ndox mu sedd ba gisante wuñu daje wuñ mais suñu gisante woon daje woon mën naa demee neneen te pourtant Modou Lo mi nga xamante ni moom la ay waa këram topp santul kenn pour mu def violence Ama Baldé mi nga xamante si ni tam tey jii moom la ay nitam topp santul kenn tey jii mu def benn violence parce que yaakaar naa ni Modou Lo su ko neexan tey mu lànk ni du ma jël Ama Baldé kenn mënul tax mu jël ko Ama Baldé su ko neexan tey mu ni du ma bëre ak Modou Lo mais dañoo gis ni lamb jooju lu neex la dañoo gis ni lamb jooju Sénégal moo ko bëgg dañoo gis ni lamb jooju bu ñu ko defee bis bu mag la kon nag ñi nga xamante si ni tey jii ñoom ñëpp dañuy participer ci bis boobu kenn ku ci nekk am na tànk yoo war a doxe am na tey jii maanaam tey jii nopp yoo war di dégloo ndax li may wax rek ñi bokk ci làmb kenn ku ci nekk li nga moom kon ni ko Père Malick waxee suñ la ko joxee ci làmb rek làmb pour man yaakaar naa ne dina coow dootu amati mais su fekkente ni dama moom nekk mbër sama fans club ma xam ne Modou Sarr ko jiite ma war a wax ak Modou Sarr jéggi fi Modou Sarr dem di wax ak keneen lu am ca sa làmb yow yaa ko andi ndax waxu ka nga war a waxal dëgg la kon kenn ku ci nekk kam war a waxal nay wax ak moom mu war a wax ak kam war a waxal làmb tege ci yoon tegu ci yoon yaakaar naa dégg nañu loolu président Modou Sarr mu nekk loo xam ne aussi lu am solo la mais sànq yaa ngi koy wax mais Sénégal yi tey bu ma toogee fii nga xam ne aussi mooy arène nationale ñu ñëw faire tourner li nga xam ne aussi mooy rond central su ma ko waxul su ma génnee gars yi dañ ma caw ñoom bu ñu xoolee image yi ñu def ko mu metti leen trop parce que duñu ne problème de sécurité lay stade bi de amee sécurité moo dul doy parce que bu njëkk dañ doon gis boo duggee stade jeunes yi dañ daan yéeg ci kaw tribune bi def fa ñett ñeent nga xam ne booy sax duñu am fitu deko na ci kaw tribune bi loolu moo tax ma dégg Sénégalais yu bëri di wax loolu naan waa loolu tamit aussi waa CNG duñ cee war a jël ay matukaay parce que sécurité stade bi ci boppam parce que xam nga fii ndaan leen foy la dafay yaatu macha allah te fu la neex tamit aussi mën nga faa jaar dugg ci biir stade bi loolu moo tax tamit comme maa ngi war a waxtaan ak président vice président CNG bi loolu moo tax tamit aussi mu indiwaale question boobu waaye tamit aussi bii loolu amee fii ci diggante Cheikh Super Jamono ak capitaine Dina mu am tension yi am xeex yeeg yooyu yaakaar naa boobu jëlaat ngeen ci yeneen
matukaay jëlaat ngeen ci yeneen daan yan mën nga koo expliquer Sénégal yi nga xam ne aussi ñoo ngi ñuy seetaan ak wàllu sécurité boobu tamit aussi nga gën ca tontuwaale. waaw wàllu sécurité bi damay préciser d'abord que promoteur bu ñëwee soxla date ba ñu jox ko ni ko yaa moom bis bi si clause yi li ñu koy njëkk a wax mooy làmb mën na am tant que sécurité am loolu moom bokk na si clause yi donc làmb ju tàmbali rek jàppal ni sécurité yaa ngi fi woon ak lan. maintenant sécurité bon yeneen conditions yi jotewul a dara ak sécurité mooy par exemple les frais d'organisation la non licence, et cetera. maanaam loolu sax dag ma waxaale loolu mais ma indiwaale fële Thiès di ma jëlee Thiès waaye te xam naa bon peut-être les médicales dafa Ma war a ngoog, teew ma donc ngoog. yooyu yëpp c'est des dispositions yoo xam ni Ma ngoog. préalable bala ngay am sa datu organisé jour organisation bi tamit tant que yooyu matul aussi on démarre pas exemple Thiès boobu nga joxe day na sëkk comme exemple waa Thiès perte nañ presque 1 heure de temps di 2 heures de xaar- temps kay voilà di xaar médical waaye n'est-ce pas donc pour dire que kon c'est des dispositions yoo xam ni CNG du si foofu waaw mais nag xam nga tamit aussi may sa nga baal ma xam nga tamit aussi yooyu acte yooyu mën naa indi violence parce que gis nañu korok réaction entraîneur bi ak son arbitre Ouais. man en personne je vois man maa jug dem ba ci entraîneur bi laaj ko dem ba ci kii ba laaj arbitre yi xam la arbitre yi sax dañoo naroon daw res ma ne leen nag déjà yéen première fois bi yéen a njëkk a def faute Ouais. parce que règlement bi waxul leen dafa ne leen lii boo leen ko gisul bu leen arbitré yéen gisul leen un médecin ba pare soufflé affaire bi dem ba ñu gaañ xale bi entraîneur bi soog a ñëw wax ngeen soog a arrêté combat bi man leen kon da ngeen di d'accord ne yéen a njëkk a def erreur non ba c'est pare vrai que Thiès laa jógee bu ma waxee nit ñi damay défendre Thiès non mais maa nga foon mais renseignement yi ma jot maa nga foon mën naa la woon image yi man it maa ngi fa woon waaw renseignement yi ma jot au delà de man li ma gis renseignement yi ñu jot mooy bi ñuy tàmbali y avait quelqu'un qui s'est présenté comme médecin mais bi ñuy ñëw malheureusement ñoom bi ñu egsee les arbitres bi ñu ñëwee gis ko dañu jàppoon ni daa ñëw pour officier alors que le véritable ki ñu désigné n'était pas sur place effectivement ça c'est le danger waaw bi ñu kii loolu parenthèse la woon rek pour wax la ni sécurité nit ñi dinañ ko jël ba mu mat sëkk man des fois il m'arrive surtout gala bi passé bu Lac de Guiers Eumeu Sène bi ma ñëwee xool l'installation ba pare ba combat bi tàmbali génn naa ak sama tànk doxantu ba EDK bi avancé waat encore ba si ginnaaw rond-point bi mais j'ai vu partout jalonnement de la police effectivement xam nga loolu effectif la boo xam ni kenn du ko comptabiliser fii dëgg la et pourtant si sécurité bi la bokk loolu riverains yi ñoo ko moom loolu personnes yi nga xam ni jotewuñ dara ak làmb ji di am seeni soxla yu nekk si côté bii ñoo ko moom et cetera et cetera mais li leeba leedaa mooy même boo fi tegoon 1000 policiers te xale yi yor comportement boobu ñu yoroon keroog it ay ñun waajur yi ñooy sonn rek parce que ñun ñooy dem di leen di seeti ji foo xam ni que nous ça aussi vraiment kon ça revient li ma waxoon au-delà de la sécurité au-delà de nit ñi nga teg sur chaque amateur nga teg fa benn policier agent de police ça ne règle pas le problème ok le premier problème vient d'abord de nos comportements nañu changer ay comportements d'abord buñ ko changer ba pare à partir de là la police tout ce qui est sécurité ñëw en complément bu ko defee ñu mën a produire de beaux spectacles ok donc daal je me répète mooy nañu defaraat jikko yi nañu xoolaat responsabilité yi bu ko defee la sécurité ñëw CNG accompagné lamb mën a gën a delluwaat jëm ci kanam nit ñi mën ko seetaanaat léegi bi mu amee boobu ba léegi waaw saytu ngeen ko jàngat ngeen ko bon ba jot cee génne communiqué tout à fait fi ñu toll nii foofu booboo léegi daal maanaam pour ma gàttal wax ji fan la liggéey bi toll. waaw liggéey bi tàmbali nañ ko jeexagul. parce que liggéey la boo xam ni mën nañoo yóbbu si ay semaines mais li gënoon am solo mooy tàmbali nañ ko dès le lendemain. C'était dimanche le lendemain lundi matin vraiment toute l'équipe du CNG ñëpp a dagg seen activité on s'est donné rendez-vous ici jël rapport yi commencé kaa exploiter déjà li ñu njëkk a jël mooy il faut que on sente qu'il y a des sanctions qui doivent tomber tout de suite et maintenant. Et loolu li ñu ci njëkk a xalaat mooy les premiers lutteurs concernés ñu sanctionner leen en le suspendant pour ku si nekk ñaari at yoo xam ni benn at bi da nga koy toog doo ko bëre. Est-ce que mën nañoo xam turu mbër yi. turu mbër yi dinaa la ko jox léegi. Il s'agit de Boy Diop. Boy Diop bu yëmbal. waaw
Thiatou Limousine si la Thiatou bokk Limousine. le jeune de Kaay Baax là Cheikh Ndiaye Cheikhou Thiatou Cheikhou je ne sais pas quoi là. Mais ils sont 5 daal. lutteurs yi bokkoon si compétition bi. building ci la bokk. non building bokk si. building bokk gisuma ko si. mais ils sont 5. yoo xam ni le CNG amende na leen 2 ans de suspension. 1 an bi la ñuy toog beneen at bi ñu sursis la. ba pare maintenir seen reliquat. seen reliquat. yamul foofu de ñu ngi continuer di exploiter les vidéos. de concert avec la police. pour éventuellement li si war a topp ñu toppale ko si. ok ça vraiment pour une fois le CNG ne reculera pas devant ça. tàmbali nañ mais nañ jàpp ni tàmbali dong lañ defagum kii ak altine. ñu ngi yeggale liggéey bi et que bis bu sottee s'il faut même le président Bira va convoquer un point de presse pour wax exactement liggéey bi ñu tàmbali woon le lendemain 11 avril fan la toll lan lañ ci jël comme matuwaay lan lañ ci def comme sanction ainsi de suite ainsi de suite. mais motif yi tamit aussi kenn ku ne mën xam nañ ne li tax ñu daal jox nga leen motif bi. tout à fait chacun ménager à travers le directeur administratif. def nañ un rapport dans ce sens bind benn lettre circulaire. pour chaque concerné jox nañ la war nañ la jox sa këyit wax la exactement liñ lay reprocher pourquoi ñu reprocher la ko. waaw moom chaque ménager dina jot na ko wala dina ko jot à travers notre par le biais de notre directeur administratif. ok jërëjëf vice-président mais Babou rapidement ci sanction yooyu nga xam ne aussi teg nañ ko bëri yéen ménagères yi yéen gis-gis ngeen ci jot a am. waaw sanction yi ñu teg mbër yi gis-gis bi ñu ci am nun métti lu xam nga dañuy métti lu yàq bi ba pare. di métti loolu koy passé nañ ko fi ñu toll di métti lu aussi sanction bi. parce que nun bu nu sañoon suñu mbër bu bëree buy ñibbi yóbba bu marde mu jot xaalisam kenn du ko suspendre. lii nag am na ba pare. danañu xool ak CNG nu ñuy def ak ñoom bu lii amatul yaakaar naa bu ñu leen ñaanee lii dana yomba dindi lool sanction bi am nii dana yomba dindi lool. ndax sanction mais yow président yow li ñu seetaan fii dimanche ñu sanctionné xale yi yéen ngeen taxawaat pour ñaan pour ñu bàyyiwaat xale yi. fekk nañu sanction à vie fii ci àdduna te bàyyi nañu ko ci làmb. waaw sanction à vie. waaw gis nañu ko te loolaa gënoon a garaaw ay jaasi la ñu yor ay paaka ay cour di xeex. ñu Maguette Diop boobu moo nekk président CNG mu sanctionné leen à vie mais dañuy dem ba xam ne li ba loola wàññi ko deñ dañuy ñëw ñaan leen lii bu tey bu amatul bu danañu ñëw ñaan leen tàllal leen suñu loxo. boo leen ñaanee moom bu ñu leen bàyyee. non def boo déggee si dina amaat da nga maa dégluwul Pape. non il faut mu amaat dina amaat kon da nga may déglu. waaw d'accord demal dana amaat mënul ñàkk. mais lii tey nii bu ñu demee ba defaraat li ñu bëgg nun ñëpp nu am ko. ñun danañu delluwaat ci CNG xamal ni leen ñun kat li ñu doon ñaan am nañ ko dimbali leen nu ci booy yi nangam ak nangam ba fi sanction en vie amee amul 3 mois 4 mois dañ ko dindi muy njugo jàmm yi ak keneen du ma jaar ci tur yi sax yëpp naa wax ni diw ak diw lañu sanctionné woon en vie am na ñenn ñi dee nañu ka leen sanctionné woon dee na mais dañuy demaan waxtaan ak moom ba ñu waxtaanee ak moom mu ni yéen a bëgg a yàqal booy yi ndax ñi ngi yàq làmb ji ñu nangu loolu. wax ak moom ni ko lii dootu fi am te daanaka loolu amatul woon kon lii li ñu fekk lépp lii moo ci gën a tuuti. lii moo ci gën a ndaw nanu ñaan lii mu deñ bu deñee ñun dañuy toppwaat ci kaw CNG xamal ni leen li ñu doon ñaan ñun ñëpp am na bu boobaa CNG nekku fi pour sanctionner mbër dafay nekk pour defar ku fi nekk pour defar nag bu loo xam ne si am na ba defaroon nañu ba pare dañuy delluwaat ci gannaaw di ñaan CNG ni leen lii nañ ko ñaan yàlla mu deñ baax na amul solo président Joxal Malick président man daal en tout cas man daal suñu làmb ji moom man daal doy na waar mais président Malick kaddu yi Babou wax tey est-ce que tey dafa lañ ko fi mbër yu bëri. mais lan moo doy waar. ah non comme ñu def intervention di ñaan pour ñu baale. non Babou dégguloo may ma Babou. waaw balan dañ. waaw voilà loolu kay d'accord naa. loolu kay waaw d'accord naa waaw kay loolu d'accord naa. non man du moom ñaanuma moom man moom du ma ñaan. man du ma ñaan. looy def du ma ñaan man li may wax moom mooy que d'abord ce qui s'est passé l'autre jour
par rapport à la sécurité man je ne dirais pas que. maa ngi yëkkatil micro bi. ma ni man par rapport à la sécurité. waaw sécurité dafa war a am dafa war a doy. yow pour mais yow aussi doyul même bu sécurité amul woon sax bu sécurité amul woon sax nit ku jóge këram ñëw di seetaan si làmb war nga mën a silwiise ba yow nga doon sa policier bopp benn donc mais nag dafa jaadu pour li nga xamante ni lii promoteur bi fay na ko li nga xamante ni lii moom mooy la sécurité au moins ñu mën ko assurer ci biir kii bi mais damay wax ne CNG aussi dafa am lu nga xamante ni lii dañ ko war a def ba fii may wax ak yow ni les nouveaux textes là peut-être que yële day faire foi ba fi ñu yem mais ñun jotaguñ ko les présidents des responsables des écoles les présidents des écuries yi jotaguñ ko loolu ñun dañ ko war a jot mais sanction yi ñuy wax fii Cheikh Super Jamono la Bu Diop Caatu Limousine Langsaane at le 5e mais mbër mi nga xamante ni bii tey da nga ñëw bëre li ngay bëre ñu daan la nga génn dem sa yoon benn supporter par exemple génnoon ci mbedd mi def fa lam fay def mais mbër mi la ñuy aj wala boog dañuy dem ci seeti ji ki nga xamante ni kii moom moo def ñu duma ko moi je crois que aussi ñun en tout cas ñoo ngi étudier lépp ñoo ngi xaar parce que jotaguñu école at écurie de lutte yi ak wala manager yi jotaguñu li nga xamante ni lii moom la ñu sanctionné mbër yi mais loolu dafa laaj tey jii CNG aussi comme day digle ne nii moom laa bëgg écurie yi di doxe nii moom laa bëgg mbër yi di doxe moom it aussi na respecter les textes moom moo tax man loolu mënaguma cee wax dañuy xaar ba nga xamante ni bii au juste andil nañ ñu ñoom li ñu bind ñu étudier ko su fekkente ni bii faay am na par rapport aux sanctions aussi ñun waxuma ñaan mais dañuy wax ne loolu noonu nan ko kase parce que nag mbër mi nga xamante ni bii tey jii dafa ñëw def li ko war lépp buñ ko waree sanctionné dëkk moom moo tax dégg naa benn nit bu naan pour affaire u dagg yeeg kii je ne suis pas d'accord man mbër mu teguwul ci yoon dañ koy teg ci yoon ku nekk xam na ne keroog fii ci combat bi fi amoon ay mbër ñu ne la 10 minutes moom nga am pour def sa préparation mystique nga dem 30 minutes nga dem 1 heure de temps buñ la daggee dara yow yaa tooñ ñu ne la am nga 10 personnes yu war a dugg andiwuloo 10 nga andi 50 personnes luñ la fa def yow yaa tooñ mbër mu nga xamante ni bii dafa dem par exemple fekk ci mikaayu jàmbur mu def fa la ma fa war a def buñ ko fa sanctionné moom moo war a tooñ mais mbër mi deful dara pourquoi ñu koy sanctionné man je crois que aussi tey jii dañu jëm moom moo tax ma ni sànq il va falloir que ñu rattrapé wu le monde de la lutte tey daf ci am ay mbir yu nga xamante ni il faut que ñu defar ko te le ministère j'appelle là le ministère des sports foofu nag fa laa koy woowee boobu ba léegi ñoo ngi koy demander naan ko pour une bonne organisation de la lutte il faut des personnes formées des personnes éduquées des personnes yu nga xamante ni yi tey foo leen laal ci texte ñu wax la mais amagul j'ai pas dit que ni nag ça doit commencer par les écuries mais l'accompagnement wu écuries yi état bi aussi daf ko war a def. fi may waxe aussi kii gis nga Pape. waaw boo bëggee ñu dagg ko fi. mais dama lay wax li nga xamante ni li ëllëg moo war a doxal làmb. waaw mais man mi nekk tey jii ci biir koñ bi. jël ay xale di leen former di leen éduquer ci lan kan laay jàppale mais état bi moom laay jàppale état bi moom laay taxawu du moment que man maa ngi jàppale état maa ngi taxawu état est-ce que état warul dugal lu nga xamante ni lii tey ji na mu jëlee xale dugal ko ci école di fay école bi di fay courant bi di fay ndox mi di fay professeur bi est-ce que waruñu dem tey ji ba nga xamante ni bi kay jël xale bi di ko jàngal métier parce que làmb ji métier la est-ce que kooku tey ji waruñu ko accompagner moom moo tax ma ni la lii may sa wax léegi responsabilité da nga koy xam liñ la dénk da nga koy xam boo ko xamulee mënuloo doxal mais encore une fois ñoo ngi xaar nag CNG ci li mu bindal mbër yi su fekkente ni bi il se trouve que ñoom aussi dañu def vice de forme ñun nous allons écrire danañ leen di bind xamal leen na leen daan yooyu ñu daan sunuy mbër ñun on n'est pas d'accord ñoom nag après ce sera à eux de prendre la décision qui s'impose et toute la responsabilité ñoom lay incomber. d'accord foofu moom laa bëggoon a wax. merci beaucoup yaakaar naa bii paa moom kenn daggu la président Modou Sarr yaakaar naa dégg li nga xam ne aussi mooy dernière question bi
bon peut-être waa CNG saytu nañu affaire bi ba jël ay daan teg ko xale yi muy juróomi mbër yooyu nga xam ne tamit aussi Ousmane Gandigal sax moom it aussi loolu lañ ko def dagg nañ ko xaalis bu bëri moom it aussi fi la ci diwaanu Thiès plus de fukki junne ak ñett ci diggante bi nga xam ne nii aussi ci wàllu bi mu doon touché dagg nañ ko ci xam nga loolu yëpp mu nekk loo xam ne aussi ay sart la te yaakaar naa sart yooyu tamit aussi duñ ko war a respecté yaakaar naa Modou boo déggee waxtaan bi kenn ku nekk wax na gis nga président ba léegi munta prononcé wu exact parce que amugul lenn lu ko wóor ci li nga xam ne nii aussi tey la daan yi yegg si foofu ba mu mën ko li xam ne lii raison wala du raison yow tey yaakaar naa tey boo déggee waa CNG tey li ñu def nii yow nan nga jàngatee loolu. waaw bu fekkee ni mi ngi ci texte yi nga xam si moom la CNG doxal. dama naan loolu kenn mënu koo bañ. waaye bu fekkee ni nekkul ci texte yi nga xam si moom la CNG doxal moom am nañ droit bañ. waaw mais dama ni mbër mi nga xamante si nii ay nit dañuy ànd ak moom di ko gunge. añ na mbër mi xam na leen ñi mbër mi xamu leen mu dem ci làmb nekk ci làmbam di làmb muy bëre ñoom ñu nekk ca kaw di xeex añ na ñenn ñi sax boo leen noonu mbër mi fan la seen kër nekk du leen ko wax bu ñu defee violence ñu añ mbër mi ci côté bi ñee defee violence paa moom bi mu defee violence waaw mbaa ñu aj ko ci yenn heure yi tukki yi mu bañ ko toog bëre kon mbër yi yàqule dinañ bëri dina bëri ñi nga xam ne nañ toog duñ bëri dinañ bëri dina bëri li may wax mooy yaakaar naa ne vidéo yi keroog gis nañ ko kenn ku ci nekk seetaan nga ko boo ko seetaanee yaakaar naa ne bu fekkente ni dañoo jógoon ngir topp ñooñu pour ñu jàpp leen du jafe dëgg la ndax bu ci police di fay liggéey ba war nañ ñeen a mën a teg loxo laaj leen ba xam leen lii lan moo tax tamit ñu def ko parce que jar na ko parce que mënuñoo jël xaalis bu bëri financé ko ci aadama bu mel nii ay doomu aadama jóge ci ñëw amuñu lenn loo xamante ni moom lañ mën a def pour jël ay siège di dàmm di sànni munoo xam lan moo ko waral loolu moo ko waral parce que dama yaakaar ne su fekkente ni da ngay gunge mbër ñu daan mbër mi muy mbër mu ndaw muy doog a dugg ci làmb jëlam boobu waru la metti ba mu waral la nga def loolu Modou Sarr jël la nag non jël la wul parce que Modou daanu ak yaaw jaal daanu benn la mais ba léegi supporté waaw mais mooy la mais yow ngay fàqal loolu te moom mu deseelu ci kanamam làmb lu bëri ngay yàqal ko kon yow jàppale too mbër mi waa jàppale too mbër mi mais da nga koy yàqal léegi nag sanction yi nga xam si mi ngi dal ci kaw mbër yi mooy comme ni ma leen ko waxee nay dal ci kaw ñi nga xamante si ni ñu ngi topp ci ginnaaw mbër yi CNG bu ñëwee mu xool li nga xamante ni mooy côté mbër mi man li nga xam si mooy tardement yi mooy bul def lii mbër mi def ko kooku dëgër bopp mbër mi la waaye kantaaka nag kiy xeex ci ginnaaw ca biti te moom kooku yoonu mbër mi newu ci man waru cee mën a nekk pour man loolu laa gis loolu liggéeyu CNG la ak ñi nga xamante si ni tey mooy police police bu ñu ñëwee ni ko sécurité yaakaar naa ni stade bi porte yi bëreewul lu bëri ñu mën a tijji bañ ko gars yi defee kii ak violence bi ñu tëj porte yi am na gars yoo xam ne waruñu woon a mën a jàll ñibbi seeni kër keroog bi ñu defee loolu waruñu woon a mën a ñibbi seeni kër bu fekkante ni sécurité may wax doy na dëgg la mais da ngay gis koo xamante si ni day tëgg làmb joo xamante si ni dajee la fi lu bëgg a mat 100 personnes bëgg a jël benn ay 10 semi teg leen fi leen nañ leen sécurité dëgg la gis nga kenn ku ci nekk xañ na mun nga nekk sa sécurité bopp loolu dëgg la man su may dem ci làmb mun na maa sécurité sama bopp ndax mun naa ne làmb ji ma jëm boo ma dee saaga moo ma fay tax a xeex du ma xeex ndax ku ma saaga du ma xeex mais bu dee xuloo moo fay tax a xeex du ma xeex ndax du ma xuloo kon kooku man jël naa sama sécurité bopp mais am na ñoo xam ne si nga def ñu def la defoo ñu def la dëgg la kooku nag ki la ci mën a dimbali mooy way takk der bi topp sa ginnaaw dëgg la man foofu laay waxee dëgg la mais ça yaakaar naa dégg nga li gars yi wax ni nga ko jàngee après nag ñu def li nga xam ne si mooy tëj bi parce que ñoom d'accord ñu ki nekk fa la xeex sanction bi ñëw ci mbër mi. non xam nga CNG aussi vraiment mënul. micro bi tuuti CNG aussi mënul doxee si am envie sanctionner ak di sanctionner. vraiment loolu du ambition CNG du mission am du rôle am CNG dafa jot ay rapport et wax na également que dafa am ay li ñu tuddee fait provocateur am na yenn comportement mbër mën na ko am. après mën na jur leneen loolu nag rapport a koy wax ok du rek sama bëgg-bëgg wala sama gis-gis wala sama lu ma dund rapport mën na bind ni avant combat bi am na lu xewoon digg si comportement wala si geste ok
mbër bi ak mbër bi wala ki ànd ak mbër bi ak ki ànd ak mbër bi loolu bu ko rapport bindee automatiquement le temps ngay yeggale liggéey bi j'ai bien dit le temps ñu yeggale suñu liggéey il y a les premiers responsables muy les lutteurs ñi nga xam ne mën nañ leen identifier ñu identifier leen sanctionner leen loolu texte CNG moo ko maye si rôle boobu lañ tolloogum li si des nag dinañ yeggale liggéey bi comme ni ma ko waxee dinañ ko yeggale vidéo yi yeggale enquêtes yi et li si war nee naa du yem seulement sur le plan de la lutte dinañ génn làmb ba la sécurité nationale dina si dugg des fauteurs vraiment ñi nga xam ne ils sont à l'origine de ça ils paieront cher dinañ fay ba seeni mbokk yëg ni fay nañ ça vraiment on y insiste pour mu leer donc c'était l'occasion pour sant la gërëm la pour wax ne daal vraiment def nañ un très bon plateau di ñaan nag vraiment liñ fi wax mu jëriñ pour làmb liñ fi wax mu mën a doon le dernier prétexte tey pour di wax waxi violence làmb effectivement parce que defe naa li ñu gis image war nañ fi mën a déparé tey pour am beneen façon làmb pour am yeneen nit yu ñëw di fréquenter làmb contrairement liñ fi gisoon keroog maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp une fois de plus di remercier mon président le président Bira bi ma envoyé sur ce plateau merci moo taxit rëccuwuñu ko loolu dinaa ci ñëw président Babou aja waxtu wi jeex na waaw waxtu wi jeex na kon dañuy tàggoo rek xanaa di sant bi appel comme li ma gis nii moom appel bi pour ñu jàppoon nit ñi fi ñuy def ayu fi ñuy jàpp ci ñaar wala ñett laa gënoon gis tëj leen ci kaso bi pour ñu sanctionner mbër d'accord ñu jàppoon ci ñii quelques personnes laa gën a gis pour ñu jàppoon ci mbër d'accord mais maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla lii nga xam ne ñu ngi koy def ni mu doon plateau yu bañ a sore ndax waxtaan day andi lu bari effectivement day yokk man nga ma yokk xam-xam ma yokk la xam-xam booy bee yokk xam-xam keneen yokk morom xam waxtaan dafa baax dëgg la bu ñu dul waxtaan du ñu mën a xam lu ñu def lan la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan lii nga xam ne am na fi ba ñu di ci toog di waxtaan yàlla bu fi amati amiin yàlla bu fi amati yàlla bu mu fi amati amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf merci beaucoup président Babou Aja Malick waaw di la sant di sant ñëpp di wax ne rek plateau yu mel nii warul di ñàkk di am mais nag damay wax toujours ne Gaston yow moom booy invité da nga xam ñi ngay invité quoi ça je le dis franchement parce que itam lii indi très souvent les problèmes moom mooy dañuy war a invité ñi ñu war a invité bàyyi leen fa ñenn nit ñi dama koy wax dama bëgg aussi ñu jël ko nëbbatuwuma làqatuwuma dëgg la xaalis moo leen tax ñuy def li ñuy def c'est pas normal nañuy woo nitu làmb ñuy wax ci làmb tey jii ku gis plateau bi xam ne plateau làmb la may wax na rek que gis nga j'en ai parlé benn waay ne ma buñ ko defoon léegi nga gis les droits de l'homme su commencé di wax gis nga xale yi def affaire bi man damaa bëggoon ñu jël leen indi leen fii bis buñ leen jàppee teg leen ci stade bi ñëpp di ko seetaan ñu wane leen wan leen ne leen xool leen lii ngeen def droit de l'homme yi bu boobaa ñoom seen yoon nekkul ci suñu affaire u lamb nañ ci génn dem taxawi ji fële dëgg la bàyyi ñu defante kook ñoom ba mu saf-saf parce que lii ñu def nii yàquñu lamb ji image yu Sénégal moom la ñu yàq wallaay may wax na nag CNG nañu génnee taxi yi ñu joxe ko incha allah CNG bu ñuy sanctionné aussi nan ko teg ci yoon mënaguma wax ne teg nañ ko ci yoon ou teguñu ko ci yoon loolu après tout à l'heure dégg naa ne ci li ñu wax un comportement instigateur bu nga xamante ni bii mën na jóge ci mbër mi su boobaa nanu sanctionné mbër mi mais lu nga xamante ni lii jógewul ci mbër mi nañu bàyyi mbër mi nag ok nanu bàyyi écurie bi nanu bàyyi manager bi nanu bàyyi keneen en tout cas daal pour waxaat Gaston dañuy gërëm Africa 7 merci man de saa yoo ma woowee dinaa ñëw dëgg su la fekkente ni gi jot gi may na ma ko dëgg la parce que xam naa ne saa yoo wootee saa yu Africa 7 wootee xam nga ci lan la dañuy woo ña jara woo dëgg la ña jara waxal dëgg la ña war a wax dëgg ñoom la la ñuy woo moom mooy pour tëje nag li may sa wax léegi responsabilité yi ña dooni responsable nan leen di jox seeni responsabilité Dëgg may la. ñaan le ministre
Matar Ba dama ko koy ñaan fii solennellement ku ñëwati ci moom na ko renvoyer vers le CNG. loolu moom dama ko koy ñaan fii. merci beaucoup Malick yaakaar naa loolu am na solo président Modou Sarr ayca tàggool. di santaat yàlla rek. mais bu fi def comme tàggoo Modou Lo de. waaw di gërëmaat waa Africa 7. parce que suñu père Malick wax na ko. ndax dama ni ñi nga xam si tey jii ñoo ngànk làmb war a wax ci làmb boo leen fi bàyyee jëli ñeneen ñoo xam ne waruñu wax ci làmb it loolu dong lay jur. te dafa am ñoo xam ne dañ leen a xeeb ci làmb te dañoo bokk ci làmb. yow nag Garçon dañ lay jaajëfal. ndax ba nga nekkee ci làmb léegi lépp loo xamante seen i mam tey yëngu na. ci wàllum làmb jëli nga ñi ci war a wax ci. muy fan si club yi. seen départ seen arrivée chaque jour Africa 7 seen rajo ak seen télé yëpp dañ ci maanaam di wax di ci dox. kon yow dañ laa jaajëfal bu baax. dëgg la di santaat ñi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon plateau bi. di balu ñëpp ak ci weeru koor bi ñu dugg. di wax ne dugg nañ ci bismillaahi rahmaani rahiim yal nañ ci génn ci alhamdulillahi rabbil alamin. amiin yaa rabbil alamin lépp luñ ci ñaan rek yàlla suñu borom nangul na ko. amiin ci askanu Sénégal gépp jàmm te feebar bi nga xam si moo fi nekk yàlla nañ ko fi yàlla suñu borom jëleel. amiin yaa rabbil waaw alamin di kontaanaat bu baax ci invitation bi nag. dëgg la Garçon di sant waa croisement Kër Massar ñëpp dëgg la safari camion yi dëgg la ñi nga xam si ñu ngi liggéey ci wàllum benn yi dëgg la ak béton yi ñu ngi leen di sant dëgg ñoom la ñëpp góor jigéen mag ak ndaw merci di sant ñi nga xam si tamit ñooy fan si club yi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw te tamit ñu di leen dirisé di ci jiital ki nga xamante si ni tey bu ñuy wax naan taawu mbër mi muy waa génération xarañ di ci teg caatu xarañ moo ñu boole ànd dooleel xarañ merci xarañ famille bu Gambie ñu ngi bëggee ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bëggee mbër mi di wax rek tamit nag ni nañu bàyyiwaat violence yi bu baax tamit nag tey encore compagnie mbër mi ci lu rafet quoi nay rafet daal looloo jëkk waaw Malick benn waaw bu ndaw rek une parce seconde que aussi nag dafa am lu nga xamante ni lii Babou président Babou da ko wax léegi waaw ñoo ngi nii toog ci stade bi am ñu nga xamante ni ñi tey jii ñi ngi ñëw di regroupé wu fii ñun waa Pikine damay wax de at képp ku nga xamante ni kii bëgg nga làmb xamal ne bijou bi yamul ci làmb rek tey jii fii ngeen gis nii yaa tout dëgg la tey kii boxe mën na fi ñëw fanaan fi mën na fi liggéey li muy bëgg a def kii karaté mën na ko fi def ki nga xamante ni kii loolu yëpp suñ ko amee nag buñ ko amee li ñu war tey mooy bijou bii ñu sauvegarder ko merci beaucoup sauvegarder ko boobu ci la ñuy tàggoog ñi nga xam ne si ñooy tey ñooy suñu invité ñu nekk fi nga xam ne si mooy arène nationale tey nag ma créé woon li nga xam ne aussi mooy rond central nag mi ngi ci daloo doon président Modou Sarr bu Xarañ Lo moom lañ fi dalal waaye tamit aussi kii nga xam ne nii mooy président Babou mi nga xam ne ni mooy jiite kuréelu ménagères yi moom aussi moom lañ fi dalal ak ki nga xam ne aussi mooy Malick Gningue ki nga xam ne nii écrit yëpp yi nekk Sénégal yi si ëpp bi ñu booloo mooy seen président waaye tamit aussi cant ak ngërëm ñeel na ko ak ki nga xam ne aussi mooy Modou Sarr ak Babou waaye tamit aussi kenn du Maysa Ndiaye le premier vice-président de CNG tey vraiment indi na fi loo xam ne développé na fi développement yu am solo moo tax xëy na tamit aussi tey bira bi ñu ko tànnalee jox ñu ko rëccu ñu loolu mais en tout cas yéen Sénégalais yëpp Africa 7 wala télévision lii rek lay jëriñ su gisee lu askan bi soxla dafa war a génne jël micro am taataan ko ak ñi nga xam ne ni aussi ñoo nekk ci milieu bi comme ni ko Malick waxee man noonu laay liggéeyee en fonction man tamit aussi contre ma keneen tamit aussi ni muy liggéeyee mais non seulement Sénégalais yi kenn mu leen a nax tey bu ñu ne Malick Gningue le Pape Thiam invité ak Modou Sarr ak Maysa Ndiaye ak Babou dañ di seetaan kat dañ ne kii kat gënul gaam daa nekk ci gaam ñu ne fan la defee émission bi tamit aussi ñu ci arène nationale bi fan la cas bi amee woon tamit aussi ñu ne fii ci arène nationale bi parce que boo leen xoolee saisi nii xool yeneen façon yi nii may yaakaar ne yéen suñu jarbaat yi yéen suñu doom yi yéen suñu mag yi ak suñu mag yi ñoo ngi leen di ñaan war a soo lii tey ngeen bàyyil ñu ko fi parce que nag tey bu ñu xoolee bi làmb toogee at ak lu topp ñun ñëpp ñu yuuxu kenn ku ne di fitar ñu ko tey may yaakaar ne kon tey bu ñu yuuxoo tey bañ bàyyi làmb ji ba mu ubbi tey ñuy duy stade bi tey ba mu fees dell yaakaar naa kon sénégalais yi ñii ñëw di seetaan si làmb tey war nañoo am conscient gën a jàppale waat lutteurs yi gën ñoo jàppale ñun ñu waxkat yi parce que gis nga tey bi làmb tëjee man kenn ëpp ma lu mu ci coow dem naa ba ne association yëpp nañ takkaloo doon benn ñu gën a def ay marche toog naa ci si 90.7 wax ko kon tey jii nag lii tamit aussi bi mu amee ci ñi njëkk a metti man ci laa bokk parce que dama bokkoon bi làmb amee tolof ma taxaw di yuuxu fu nekk
ba ñu ubbi làmb ji kon tey jii buñ ko defee tamit aussi la nekkoon sama waru gar ba ñu tijji làmb ji loolu mooy nekkaat sama waru gar tey wax ne tey xale yi def lii rafetlu wu ma ko Sénégal itam aussi rafetlu wuñu ko kenn rafetlu wuñu ko li leen ñaan rek war a solo bu ñu ñëwaatee fii nañu am ci njëkk ak teranga parce que tey mbër yi ci la ñuy tedd ñun ñii nga xam ne aussi ñooy wax aussi ci la ñuy tedd yéen a beaucoup ñoo xam ne ni aussi ci làmb la ñuy tedd kon nag ñun waruñoo ñàkk fayda wala ñu ñàkk fulla ba ñuy yàqal li nga xam ne ni aussi mooy suñu njëriñ kon sénégalais yi yéen suñu jarbaat yi yéen suñu sët yi yéen suñu doom yi loolu rek laa ni di dénk di ko dénk sax mii di ko dénk képp koo xam ne aussi mooy sénégalais nañu ànd ak yar ak i teggin parce que lii rek la Sénégal soxla Sénégal soxla wuñu leen parce que gis nga ñun suñu indépendance si lan lañ ko amee ci jolege xeexuñu ko xuloowuñu ko kon lépp lu ñu mën di am rek nañ ko mën a amee ci jàmm ak salaam kon sama gaay ñi maa ngi leen di joxaat dig daje maa ngi leen di jégalu yéen ñëpp nag di leen baalu àq yéen ñëpp tout le monde vraiment di remercier waat ñi nga xam ne aussi mooy suma invité yi comme ni ma ko waxee woon léegi di gërëm tamit aussi suma caméraman yi nga xam ne ndeysaan ñoom ñëpp ku mel ne monsieur Diop maa ngi koy jaare ku mel ne Pape Sarr ku mel ne Bia ku mel ne Pape Ba ku mel ne Babacar mi nga xam ne aussi moo nekk ci régie bi ku mel ne Mohamed ku mel ne DJ Seni kenn nga xam ne nii non man sama jabar la woon quoi mais dama ko fasal léegi mais nag temps yi nag moo xew mooy taalibe Cheikh Béthio Thioune bi mooy grand animatrice bi nga xam ne nii moo nekk Africa 7 kon yaakaar naa su ma fàttewuma kenn xanaa ak am suñu chauffeur bi maa ngi koy jaare moom it aussi bu baax a baax kon gars yi maa leen joxaat dig daje rek comme ni ngeen may ñaanelee noonu laa leen di ñaanelee yàlla nañu woor ci jàmm génnaat ci jàmm luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangu jërë ngeen jëf gaañ yi